war nañ ko xoolaat bu baax naka la diine bi néewee doole Sénégal ci ni ñuy doxee te ñun sàggan nañ ba constitution beeg institution yeeg yëpp moo supérieur suñu diine yi te république bi dafa war a topp ci suufu diine yi alxuraan bi nekk ci kaw bible bi tamit ñi ko gëm mu nekk seen kaw c'est-à-dire ñu jël gëm-gëm bi nga xam moom la ñu yàlla tegal ñu nekk suñu diine ñu gëm ko yooyu nekk ci kaw après nag politique bi république bi nekk ci suufam loolu la wax juge bi dafa ne ma lu tax nga ni gendarme ay franc-maçon lañ ma ne ko wax boobu dafa yeggul mais su yeggoon di nga comprendre c'est-à-dire li ma bëggoon wax mooy man institution yi laa dama bëgg république bi nekk ci suuf ñu tënk suñu constitution yi ci diine yi suñu diine yi ñu gëm suñu imaam yi am baat ba nga xam ne bu ñu waxee ñëpp dégg leen ñu respecté leen jox leen seen cër parce que imam tey dafa institution la bu ñu war a jox cër loolu c'est très important donc ñun suñu xeex boo déggee nitu dëgg valeur loolu la valeur yi la ñuy xeex lépp lu yàq diine yi lépp loo xam ne adduna bi mondialisation bi yegg na ci tey ngay gis ay góor jigéen ay droit ay homosexuels ay même ay dëkk yoo xam ne dañuy xeexal sax pour pédophilie mën nañ ko dundal mu dox yooyu yëpp ñun dañ koy xeex donc yooyu ni ñu koy xeexee nag mooy fexe ba ñàkk tey suñu Sénégal ba ñu xam ne am na ay nit yu taxaw pour dëgëral diine bi Sénégal diine yi parce que religion mooy lay relier ci quelque chose léegi soo relier wul ci yàlla da nga relier ci Satan ñaar yooyu ñoo fi nekk ñun nag comme nag def na suñu constitution suñu institution relier wul ci yàlla kon xam ngeen fa mu relier waaw mooy jégalu donc loolu mooy premier part donc ci jégalu bi ci wax aussi leeralaat tamit live bi parce que daf ma benn point rek moo si des mooy saaga yi live bi dañ ñëpp damay dégg toog ci rajo bi maa ngi koy suura ñu naan Karim Assane Diouf Karim day saaga Karim man musuma saaga j'ai jamais insulté man ñi may àndal ay imam Alioune Badara Ndao sama live sama chaîne YouTube imam Alioune Badara Ndao daf ci kii la ci dafa abonné ay kilifa yu mag ñoo abonné sama chaîne ay Mbàkke ay Siwel ay Ñaseen man su ma doon saaga ñooñu duñu ma topp parce que ñooñu ñàkkuñu fulla di ànd ak kuy saaga man du ma saaga musuma saaga c'est-à-dire bu dee saaga naa xëy na xanaa rap la woon jamonoy rappeurs yoo xam ni peut-être ci biir musique bi la doon quoi te même saaga yi dañ koy codé mais saaga actuellement toll nañ ci dimension boo xam ni man musuma saaga sama chaîne Abdou Karim Gueye bi musuma ci saaga dafa jaaduwul gis naa Assane Diouf ci kaso bi waxtaan nañ dañ doon daje cour ma ne ko saaga yi nga war a bàyyi saaga ci boppam moo jaaduwul kenn warul saaga kenn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na bàyyi leen di saaga seen bopp ñu ne ko nit nan lay saaga boppam mu ne ko saaga waajur jàmbur sa waajur nga saaga donc yooyu lu ma gëm la te man diine bi lu ma gëm la lu may xeex la lu may xeexal la gëm ni dafa war a samp Sénégal donc loolu c'est très important donc beneen bi mooy par rapport ak li nga xamante nii mooy jour bi nga xamante nii tey gendarmerie ñëw nañ sama kër ba jël ma yóbbu ma di wax sama affaire santé parce que dama bëgg ñëw foofu biñ ma jëlee ba yóbbu ma ci brigade de recherche les gars yi commencé wax sama affaire santé je suis malade leer na Sénégal yëpp sama feebar yàlla moo def yàlla moo ma ci nattu mu siiw su ma sañoon du siiw parce que tëdd naa man fii hôpital avant ma principal avant mooy voyager tëdd naa une semaine urgence réanimation te kenn xamul ne dama feebar bi ma demee Sowét la ñu bëri xam ne dama feebar après ci la génn ci lañ commencé gis yenn politiciens yi di ñëw après loolu nag moo ko siiwal malheureusement mu siiw mais neexuma dama feebar def naa ay opération loolu dëgg la dama feebar ci kaso bi parce que dafa am régime boo xamante ni man moom laay jël à chaque fois parce que man dafa ma bindal régime boo xam moom laa war a ni may dundee kaso bi ñëpp xam nañ ak pandémie bi nii dañ ko tëj c'est-à-dire kaso lekk du dugg lekk du génn léegi kon dama obligé woon di lekk ci lekku kaso bi wala ma dem boutique dafa jël ay sardine wala ma fay jël ay corned-beef yoo xamante nii dama si doon jóg góorgóorlu bi mun moon continuer loolu nag moo demoon ba commencé indi problème ba ma am ñaari malaise ci kaso bi bon malaise bi moo ko amee sax man dama ko doon nëbb parce que sama jabar laa ko wax rek vite fait moom ndekete affaire bi def na ko problème parce que moom xam na feebar bi ñoo dëkk ma ko waxee nag moom ci la woo avocat bi pour sama médecin traitement ñëw dugg si kaso bi pour xool ma lii nag la sama jabar wax après mu wax ko Antoine Turpin moom aussi ñoom ñu gis avocat bi di expliquer pour médecin bi ñëw avocat bi nag médiatiser affaire bi lii la affaire gars yi médiatiser ko bi ñu ko médiatiser dañ ma yóbbu pavillon spécial dañ ma yóbbu pavillon spécial def naa fa 15 jours yoo xamante ni dañ ma toppatoo damay profiter ci occasion bi de remercier waa administration pénitentiaire damay ni remercier parce que administration pénitentiaire wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ parce que xam nga ñu dénk la te liñ la dénk joxuñ la matuwaay yoo ko téye c'est-à-dire joxuñ la matuwaay yoo téye li nga dénk ñoom loolu moo leen dal mu nekk ay mbir yu doy waar yu ma fekk ci kaso bi lekk gi ñoom dañ état bi daf leen wax léegi lekk du dugg du génn amatul visite ñoom pénitentiaire yi ñoo gën a nekk prisonnier que prisonniers yi ñoom duñ nelaw duñu ñibbi seen kër parce que dañ leen confiné dañuy tëju amuñu droit génn seen kër parce que dañ ne ñoom amuñu droit génne feebar bi te pourtant chaque jour mandat de dépôt yaa ngi dugg ci kaso bi mu nekk lu metti loo xam ñoom ñu ngi koy dund foofu dañu muy pavillon spécial man nekk fa pavillon spécial dañ ma fa toppatoo man benn sens dama tiit ma ne mais man ñi ni ma toppatoo yi ne lan la mais comme foofu amul internet télé bi nañuy seetaan après laa ne ah ok ci laa gis sénégalais yi taxaw moo tax aw ma seen fay aw ma fayu presse sénégalaise aw ma fayu sénégalais yi aw ma seen fay moo tax bu ñu naan da nga feebar man pousse su ma si doon teg di ma pousse di ma indi fii damay ñëw taxaw ma wax sénégalais yi
fekk maa ngi mën a wax ak mën taxaw xeexal Sénégal dama koy def parce que ma personne importe peu chaque jour dama koy wax. parce que nit ñi dañu war a bàyyi di wax non noppalul non xanaa xooloo sa doom yi dama koy wax à chaque fois ma ne naka ngay waxee ni yow Seydina Mohamed nga gëm te Seydina Mohamed wax ni jullit bu nekk li mu yéene boppam la war a jéene jullit yëpp naka ngay yéenee sa doom toppatoo ko te yéene wul toppatoo doomu jàmbur naka ngay xeexalee sa doom te doo fas yéene xeexal sa doomu jàmbur donc kon sama doom man seen doom sama doom la suñu doom ñun ñëpp la jigéenu Sénégal yëpp dañ ma xeexal ba dama mujj dama yéemu damay génn si kaso bi sax appel téléphonique yi jooy yi ma ne man lan laa defal Sénégal kon man am naa liggéey bu rëy boo xam ne may xaar sama kanam am na yoo xam ne ñaax la quoi dañ ma ñaax xam ne waruma waruma fen war naa éviter lépp ba bañ a laal lu lewul wala ala boo xam ne tas yaakaaru Sénégalais yi man dama am way bu taxaw sama kanam moo tax donc man défi la quoi te man pour man défi la donc c'est très important loolu aussi lu jar a bàyyi xel. Karim dama la bëggoon laaj ba xam ndax jamono bi ñu toll nii libre nga carrément wala liberté provisoire bi mooy daw ba léegi. maa ngi ñëw am ça d'abord juste ma répondre sama waa ji pour waxoon ni ko liberté provisoire ku ne xam nga justice sénégalaise na muy doxee c'est-à-dire loolu ñoom dañ koy def pour tënk la quoi c'est-à-dire mais duñ teree xeex li may bañ kay mooy ñu boole ñu ci gaal ñi nga xam ne ñuy xeexee te ginewul loolu rek laay moom sama souci loolu la mooy Sandiogou laa dégg mu koy wax naan Karim saagawul ma ni Sandiogou rek mooy wax li nga xam moo nekk sama boobu actuellement donc pour wax ni liberté provisoire moom yaa ma gën a xam Guy Marius Sagna moom la am ñoom ñëpp moom lañ am c'est-à-dire li ñu bëgg mooy def teg la foo xamante ni doo sañ a waxati wala ngay contrôler sa bopp wala yooyu mais à chaque fois ñun Sénégal lu mu soxla ci xeex dañ koy def ci teggin ak yar dinañ ko def waaw Assane Diouf waaw xam nga Assane Diouf c'est-à-dire xam nga man maa njëkk def live boo demee sama chaîne YouTube di nga ko gis non da ngay dem si waa Rewmi info réew mi di nga ko gis may wax di wax ni ma ni Assane Diouf li muy wax ni muy defee du noonu li muy waxee du noonu man musuma ànd ci saaga Assane Diouf yi te bi ma ko gisee ci kaso bi waxtaan nañ mu nekk nit ku baax ñu waxtaan maag moom ma ne ko grand saaga yi xam nga rek bàyyi saaga yi te Assane Diouf dama leen wax lu am solo institution lañ ko yóbbu bu ci Sénégalais yi jugul Macky Sall dina ko sànq ci kaso bi mais ni wax lu leer pour ngeen bàyyi ko xel te ñoom mënuñu ne nag bi ñu koy njëkk a bàyyi dañ ko bàyyi parce que Assane dafa am problème mu xel tey ñu jàppaat ko encore fi ñu ko yóbbu noonu gàtt balaa ñu ko lijjanti na fa def 6 mois yóbbuñ ko flagrant délit mel ni ay enquête la ñu war a enquête mel ni dañu war a enquête ay foofu la ñu ko yóbbu institution moom ak imam bi ma lay wax nii imam Habib ñoo bokk même chambre Habib Touré kooku ñu jiñ terroriste tëj ko foofu fi ñuy def terroriste la ñu tëj Assane Diouf donc loolu aussi sénégalais war nañ ci jàpp te pour man combat la pour ñu libérer Assane Diouf parce que gis ngeen li fi xew lu gën a garaaw Assane Diouf waxuma la saaga de mais saagante moo am Sénégal saagante xam nga saaga ak saagante bokkuñu Assane Diouf dafa saaga mais ñi dañoo saagante donte nag saaga moom kenn du ko cautionné waaw c'est-à-dire sama feebar man dama ko wax naa ko sànq quoi ma ne umpul benn sénégalais yàlla def na yàlla moo def sénégalais yëg ko ñëpp ko yëg mais dama ni sama feebar man Sénégal moo ma gën a feebar man su fekkee 4 opérations la am Sénégal am na 495 000 opérations ci wàllu courant bi ci wàllu ndox mi ci wàllu fu ne ñu ngi koy caxat-caxatee ci suuf si Sénégal dañ koy opérer rek di joxati te ñiy opérer Sénégal opéré wuñ pour sauver ko man ñi ma opérer pour sauver ma dañuy opérer pour jël ndawal li ci biir dundee ko booboo gën a graaw c'est-à-dire man dama ni man Abdou Karim c'est-à-dire ma personne importe peu li am solo pour man mooy xeexal Sénégal sama santé nag lu ma may rek dinaa ko def dafa ma may ma mën a ñëw toog fii def ko moo tax ma def ko su ma mayee leneen encore dama koy def su ma sentiree ni mënu ma dem ma toog ba mën dem ma dem mais ma ni pousse su ma ci doon teg pour ñëw damay ñëw pousse su ma ci doon teg pour dem manifestation damay dem manifester ba keroog may xam ne man fii laa mën a yem mais fekk yéen a ngi may dégg parce que mën naa ko moo tax ma di ko def parce que ma am médecin aussi boo xam dama koy laaj bu may wax ndax mën naa wala mënuma comme ma rebondir waale ci kees sooy li mu wax ay baatu fen du saaga mooy wax lu amul rek wax loo xam du dëgg te loolu yaakaar naa ñun ci la ñuy xëy di gont ngeen baal ma quoi homme politique ñun ak ñoom depuis 1960 li ñuy wax amul te defuñu ko respecté wuñu Sénégal loolu du saaga donc loolu ma dellu si waat ne ko kaddu bu risqué musuma ko wax lenn laa wax mooy erreur te baalu naa Sénégalais yi te baalu ma leen parce que dama dem prison wala dama nekk prison de mais dama baalu parce que aw ma droit di wax ne dañu war a dóor policier bi dañu ko war a simmi aw ma droit def boobu loolu erreur la boo xam ne ko defee sous le coup de la colère te xam nga Sénégal d'habitude nag bu ñu juumee du ñu nangu dañoo juum mais man dama juum dama koy wax fii ci kanamu Sénégal yëpp dama juum ci kàddu yooyu mënoon naa wax ba pare te du ma wax loolu mais pour tëj ma xam naa ni suba mën nañu mën tëjaat ci leneen parce que Sénégal moo mel noonu mais jàpp naa ni incha allahu rabbi avec l'aide de Dieu incha allah man kenn dootu ma jàpp ci ay kàddu parce que ñëpp gis nañ li fi xew quoi gis nga gars yi ni ñu ko waxee ay Bougazeli fii jàpp Assane Diouf bàyyi gis nga tey ñu ngi wax kaw ay yaa ngi koy dégg ay politique fii Moussa Cissé Lo Yakham Mbaye ak Farba Ngom ak yaa ngi dégg lu nekk te loolu yëpp gis ngeen tey mi ngi mel ni tey dafa am ñoo xam ne ñoom la yoon di ñoom la fi yoon nekkal ñii yoon nekkalu leen fi
loolu lu am la.